Assalamualaikum sama mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di ñëw ak yéen ci beneen recette beñe boo xamante ne nii moom laa leen di indil leen ko wan nuñ koy defaree da ngeen di jël 1 kilo de farine mu ngi nii def naa ci levure bi donc levure boulanger bi laa jël moom laa ci def léegi sucre baa ngi nii 2 œufs du lait de l'huile et vous mettez un peu de sel. Comme en ce moment, on a un manque de sucre vanille, donc, lii lañ jël, moom lañ ciy def. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, levure baa ngi nii def naa ko ci. ngeen ciy def levure bi, moom moo koy gonfler. Léegi, ma ciy def beneen levure boulanger bi, ngi nii. Pâte bi mën a reposer wu bu baax gonflé wu Attends, est-ce qu'on peut faire ça? Non, au milieu. Et là je vais mettre de l'huile mu ngi noonu je mets l'huile je vais mettre le sucre roux bi moom ngeen di jël du bari ça dépend am na ñu bëgg sucre am na ñu bëggul sucre donc là je vais mettre les œufs voilà je mets mes œufs et là je vais mettre du lait et je vais mettre pincée de sel. Donc je vais vous montrer après la suite pâte bi nu muy mel yooyu yëpp gis ngeen pâte baa ngi nii defar naa ko ba pare ngi ci plan de travail bi nii gis ngeen nu mu mel léegi da ngeen koy bàyyi mu reposer wu pendant 1 heure de temps ngeen bàyyi ko mu reposer wu bu baax et après man je vais vous montrer la suite. On se dit à tout à l'heure. léegi gis ngeen pâte bi dama ko bàyyi mu reposer wu tuuti nii léegi soo leen ko bàyyi mu reposer wu tuuti ba ci kanam vous prenez zeste de citron et l'orange aussi zeste bi ngeen daal di ko ci def ko nii daal di ko ci def nii caressé ko nii ci pâte bi gis ngeen def ko nii tourné waat ko daal di ko ci def noonu tamit def ko nii ci pâte bi soo leen ko defee nii daal di ko mélangé waat mais da ngeen koy caressé tout doucement ndax pâte bi après da ngeen koy bàyyiwaat mu reposé wu mi ngi noonu ñu ngeen def. beñe bu neex la bu facile te bëriwul coono te bëriwul sucre en plus waaw donc neex na ci weeru koor bi léegi nii ngeen koy def nii gis ngeen dañ ko defee nii ba mu di ko def nii léegi man je vais vous montrer la suite après gis ngeen pot baa ngi nii léegi da ngeen koy def ci sac plastique si ngeen koy def soo leen ko defee nii ci sac plastique ngeen bàyyi ko mu reposer wu environ encore 30 minutes ngeen soo leen ko génnee après nag si ngeen di defar seen beñe mais man je vais vous montrer comment je vais le faire tout à l'heure ok on se dit à tout à l'heure gis ngeen pare naa beñe bi mu ngi noonu léegi gis ngeen beñe bi pour wan leen ni leen rek benn pâte bi gis ngeen li man ci def naa ci lii sorte bi def ci tamit bi mi ngi noonu te dafa oyof tool def ci tamit bi xam nga yooyu yii yëpp dama ko dër bii dama ko dër bii dëruma ko dama ko rouler gis ngeen bi dama ko def cerclage laa ko def nii donc mi ngi noonu
léegi pour wan leen ni leen pat boobu ma leen wan rek mën ngeen si def ñetti recettes yi yëpp si benn pat bi. de toutes les façons dinaa leen wan tamit yeneen recette beignet parce que nit ñi koy soxla dafa bari ndaxte dañ ma wax ni mën naa dugal recette beignet yu bari loolu moom moo tax ni ma koy dugal di leen wan. donc pour l'instant dama arrêté togg bi pour wan leen rek recette beignet yi ak yenn jus yu may defal. donc voilà dinaa leen wan tamit ay jus yu may defar xam naa at ba fii Ramadan bi di jeexee ay beignet laa leen yi wan nuñ koy defaree ak ay jus. donc voilà donc beignet baa ngi nii yomb na trop. donc c'est très facile à faire, c'est pas compliqué. donc mën ngeen ci def loo leen bëgg que mais il faut pas que ça soit très lourd que diwlin bi muy naan diwlin bi parce que gis ngeen nii amul benn naanul diwlin bi affaire yooyu. donc du am beurre nag du am beurre da ngeen ciy def huile normale rek comme li ma leen woon ci recette bi rek ngeen suivre loolu. donc yéen ñëpp maa ngi leen di bëggee man Aji Fatim bu sëñ Babacar Si rek maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di nuyu samay ñaari waajur di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér gi yaram. di nuyu sama sœur yi bi nekk États-Unis sama taawu yaay maa ngi koy nuyu ak borom këram ak njabootam. di nuyu sama frère sama oncle di ko nuyu bu baax ak sama petit frère Ibrahima maa ngi koy nuyu bàyyiwuma kenn. di nuyu sama sœur bi nekk fii Anti Mena ak borom këram Abdul Aziz maa ngi koy nuyu bu baax di leen ziar ak njabootam. di nuyu soxnaak ñoom maam suun ñoom ñëpp ku lim juum bàyyiwuma kenn maa ngi leen nuyu yéen ñëpp Joor Saala bii Linguère yéen ñëpp daal maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen wax ni leen mi ngi nii daal beignet baa ngi nii waaw pare na defaral naa leen ko yéen ñi ñëpp di nuyu tamit Aminta ak njabootam ak borom këram bàyyiwuma kenn ku lim daal juum. donc ku ma limul tamit bu ma mere waaw Soxu Mbacco maa ngi lay nuyu yow ak sa borom kër ak sa njaboot ak suñu maraamaloom ak njabootam ak borom këram. donc yéen ñëpp laa jox beignet bi si ndogu bi ngeen ndogoo ko ak jàmm mu rees ak jàmm te reesee biti. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu El Hadj Niass ma sa États-Unis chéri Kumba maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. di nuyu Sidi Ndiaye yéen ñëpp maa ngi leen nuyu chéri Anta di nuyu góor gi su ruq bi fàttewuma ko Jaxate maa ngi lay nuyu di la ziar bu wér. ñaan yàlla ñëpp gudd fan ak wér gi yaram di ñaanal Kange ci di nuyu Kange Caam ak njabootam ba sa Tambacounda ak Mamadou Wuri léegi sama turandoo chéri Aïssata maa ngi leen nuyu yéen ñëpp bàyyiwuma kenn. donc mi ngi nii daal aimé leen ngeen partagé te dinañ génn si yeneen i xeetu vidéo ak yeneen yu neex tamit. donc yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di xool yéen ñëpp noo leen def di leen ñaanal ndogu jàmm ak kooru jàmm yàlla defal ñu ko defal ko bépp njabootu jullit buy dox ci kaw suuf. maa ngi leen di ziar yéen ñëpp te yàlla musal ñu si balaa bi gindal ñu ko fii si nu mu gën a gaawee. te ñu mu dalul ñu tëddul yàlla bu leen yàlla tëral ci ñu tëdd yàlla yëkkati ci daraja yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam. donc ngeen aimé ngeen liké ngeen def seeni commentaire. donc voilà je vous dis à bientôt à des autres vidéos. bye. Viens, fais pas, fais le timing. Attends. Stop, t'as